19h30 ci télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi la ca gën a fës police bu Sénégal xëy tey ji màggal ñeent fukki at yi nga xam ne ba jigéen tam duggee ci police bi ak léegi ñu ko doon amalee ci direction générale de la police ci bésub tay biit di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars dees na leen xamale ak commissaire Abi Diallo bokk ci soxna yi njëkk a sol tenue ci biir police sub Sénégal na ma ko dundeek sorte promotion ba mu bokkoon atum 1984 lu bari dana ci waxtaan ak Aminata Mbaare Sow. ARMP di autorité de régulation des marchés publics day doon autorité de maanaam dafay doon kon autorité régulation commande publique di ARCOP dogal la bu bàyyee ko ci njiitu réew Macky Sall démb ci ndajem conseil des ministres ana lu ca mën a doon ngëneel ne yokkute ak lu koy wutale ci ARMP gi fi nekkoon danañ ci ànd ak Alhassane Ba ci ay leeral. wàllu bitim réew Mali noyyiwaat nokkiwaat sabab li moo di cour de justice bu UEMOA tey jii ci alxames ji jël na dogalub sant kon waa CEDEAO ñu dellu gannaaw ci dogal yi nga xamante ne ji kon daan yi ñu gàlloon ci ndoddal réew bu Mali mu di ay sanctions économiques di loo xamante ne ji ñii di waa Mali rafetlu nañu ko fàttali ne colonel Assimi Goïta nga xamante ne ji dañu ko invité ci sommet extraordinaire bi CEDEAO war a amal suba ci àjjuma ji ci Accra Ibou Kane dinañ ci jox ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxeelu ñu faram-fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñu duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru timis yi ak lu ñeel police bu Sénégal bi tànn bëccëgu tey gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ngir sargal ci taxawaayu jigéen ci police booba ak léegi def ñeent fukki at yooyee la ñuy màggal mu doonoon ca xew-xew yi doon amee ci direction formation police bari woon ay kilifa yu fa teewoon ñu ànd ci leeral ak Maymouna Ndiaye. ñeent fukki at yoo xam ni def nañ ko ci biir police ñeent fukki at yoo xam ni am na lu bari loo xam ni dox nañu ko ci seenum liggéey soxna yi tey yi ñu dellusiwaat ci xew-xew yooyu. Adoption loi 8163 bu 24 novembre 1981 jëm ci statut personnel de la police nationale moo tax ñu mën a accueillir ay soxna ci biir police promotion bu njëkk bi nag amoon na lu toll ci ñeenti soxna juróom yi ay officier lañu woon ñeent ñi di ay inspecteur. ci ndaje bi nga xam ni dañ leen koo jagleel di leen ci sargal ñoom soxna yi nga xam ni ñoo gën a fës ci police bi te njëkk ci am na lu bari loo xam ni ñu ngi koy fàttaliku. célébration 40 ans ay soxna ci biir police nag dafa tombeek ñu tolloog 16e promotion initiative boobu nag ñu tàmbale woon ci atum 1982 moo taxaw ñu recruter lu toll ci ñaari soxna commissaire ñaari officier de police ñeenti inspecteur de police waaye nag ak 7e promotion bi loolu weesoo tamit ñu jëm ci 18e promotion bi fi mu toll ni am na ñaari commissaire ñeenti commissaire de police 20e promo bi nag mooy am particularité am soxna su njëkk di doon gardien de la paix ak benn inspecteur de police. liggéey bi jëm ci wàllum bitim réew foofu itam am na ay jéego yuñ ci def. Au niveau interne. ci biir police soxna yi am nañ ci taxawaay bu am solo ndaxte ci biir police boobule poste yi gën a stratégique ñoom soxna yi ñoo koy diriger ci wàllu au niveau international tamit seen participation am na solo ak projet bii di AIA projet boobu nag dafa dugal ay coppite yu bëri ci biir police. soxna yi nga xam ni ñoo njëkk ci police bu suñu réew bëgg nañu nag gën a defi jéego ngir ku leen gis naw leen bëgg nañu itam. li ñuy woowee maintien de la paix ñu gën cee liggéey. léegi nag dañuy dem seeti commissaire Abi Diallo bokk na ci soxna yi njëkk doon dugg police fii ci réewum Sénégal atum 1982 la ci promotion 1984 la bokk génn majeur ci promotion moom commissaire Abi Diallo ci waxtaan wi nga xamante ne ji kon seq na ko ak Aminata Mbaare Sow mi ngi dellu si waat fanweeri at boobu ak léegi yëf yëg ni mu ko dundee ñu ànd ci ay leeral. bu commissaire Abi Diallo di fàttali fanweeri at yi nga xam ni def na ko ci police day mel ni cours histoire ngay déglu. maa ngi dugg école nationale de police octobre 1982 laa dugg def formation bi ñaari at ma génnee août 1984
ci lañ ma affecté commissariat central sûreté urbaine. soxna si bokk na ci ñu intégré école nationale de police ci atum 1982 moom Abi Diallo bokk na ci soxna yu njëkk doon commissaire de police fii ci Sénégal. bi c'est la sortie de la promotion à l'école nationale de police donc en août 84 maa nekk nii j'étais première à la sortie. Ah, vous étiez majeure? J'étais majeure à la sortie. Quand je suis allée prendre service à Saint-Louis, là c'est le gouverneur Souleymane Diène et le commissaire central Antoine Mendy. En 2008, je suis commandeur de l'ordre national de l'Union. fanweeri at service ay poste stratégique mu daal di koy occupé ci biir police waaye tamit ay événement daal di koy marqué ci biir carrière am. ma 87 yi marqué na ma bu baax traumatisé woon na ma bu baax parce que maa ngi doon door a nekk rek jeune di door a titularisé nekk jeune commissaire donc kii na ma traumatisé woon na ma bu baax. bi ma fa jógee tamit dem Saint-Louis nekk fa commissaire d'arrondissement ci tutelu nekk ci wetu sama commissaire central bi fa nekkoon événement Sénégal Mauritanie tam fekk ma foofu. li ko jëlee Saint-Louis ba Dakaru ca sûreté urbaine anecdote yi ak histoire yi mu fa rencontré daanaka bëri na. ginnaaw loolu tamit xam nga suñu mbokk gendax yi aussi amoon na fa ay xew-xew yoo xam dafay faral di xew seen diggante bu ñu xeexoo ci seen biir. événement lay doon parce que dafay méttee calmer tamit am naa fa benn weekend bu métti ak ñoom ñuy xeex ci seen biir ñun ñu dem fa pour rétablir woon li ko gën a métti weekend boobu nag mooy sama centrale dafa absenté woon. tey jile soxna si mu ngi liggéey ci association des juristes sénégalaises mu nekk président association boobule lii lépp di wane engagement ngir dooleel soxna yi te loolee mu ne ab défi la. ARMP di autorité de régulation des marchés publics dañu koy soppi def ko léegi autorité de régulation de la commande publique njiitu réew mi Macky Sall moo ko xamle démb ci ndajem conseil des ministres yéene jég bëgg-bëgg ji mooy gën a bëgg a yaatal mën-mënam laaj bi di ndax fa ARMP tële woon ARCOP dana fa mën a matale ñu ànd ci ak Alhassane Ba. loi bi numéro 2021-23 bu ñaari fan weeru mars 2021 ci fukkeelu article am bi moom moo tënk lu yees li nga xamante ni jox nañ ko ARMP mi nga xamante ni dana doonaat ARCOP mooy autorité de régulation de la commande publique. léegi nag avec cette réforme muy marché public di contrat di li nekkoon délégation publique ak contrat de vente lépp dañ ko regroupé dañ ko ARMP mu nekk autorité de régulation de la commande publique te itam. ci loi bu bees bi ñu fexe ba ñi nga xamante ni mooy këru liggéeyukaay yi nga xamante ñoo bànqaasoo ci réew mi lépp lu jëm ci wàllu marché wala contrat commande publique ñu jiital leen ci këru liggéeyukaay yi fii digg itam képp koo xam ne def nga effort góorgóorlu nga ci wàllu jël ndaw ñi ak jigéen ñi dañ lay yow buñ dee séddale yow la ñuy gën a cër. buñ sukkandikoo ci Elimane Kane njiitalu Lex Africa ci principe bi amu ci benn problème jàpp na ni waruñu yem rek ci jël ay dogal ngir fexe ba yokk li nga xamante ni moom mooy compétence su moom ARMP mun nañ dem ba xayma li nga xamante ni moom mooy taxawaayam ngir mën a yegg ci li ñuy xaar ci structure bi. xam ne dafa bees mun loo nattagum waaye dangay xool rek li nga xam ne moom moo fi amoon li état daan def nga xool ARMP ci boppam. ay tolof yoo xam ne jot na ko am parce que ARMP ñun ñu ngi fekkee ba ñuy def réforme code des marchés bi dans les années 2000 ba mu indi ARMP en 2004 si je ne me trompe alors donc boobu vraiment lu rafet la woon lu ñu rafetlu la woon la parce que baaxoon na ci leeral mbir marché public yi. ginnaaw adoption loi numéro 2021-23 bi nga xamante ni moom moo fixé droit commun lu yees li nga xamante ni moom moo jëm ci commande publique ak décret d'application 1443 bu 27 octobre 2021 directeur bu réglementation ak affaires juridiques bu ARMP jàpp ne li ci des du yàgg dara mu mat. fi mu toll nii texte yi nga xam ne ñoo war a def ARMP ARCOP mi ngi ci circuit bi dégg ngeen démb njiitu réew mi mu wax ne mu soññ murid ñu waajal réforme boobu dana gën a maanaam yokku. doole ARMP ci ni muy saytoo transparence waaye itam efficacité ci li nga xam ne mooy marché public bi mboolem ñi nga xam ne ñooy suñuy naataangoo ci sous région bi ak ci bitim réew nangul nañu ne ñun waxtu wu ñu war a génn suñuy rapport dañ koy def. décision yu mel nii est-ce que réellement changer structure yokk espace de transparence bi dina doy pour régler li nga xam ne ni moom la citoyen di xaar ci ñu ñuy gérer alalu réew mi. lu ñuy séentu ci li nga xamante ni mooy coppite yu ñu andi ci ARMP. mooy ñu fexe ba gën a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy sellal ci yorin li waaye itam lu jëm ci leeral gi.
ZAC de Thiès quartier la bu nekk ca diwaanu Kees mu di quartier boobu borom yi daraja ak borom yi doole ñoo fa dëkk waaye kenn ci ñoom nerawatul ba yandoor jamono ji ndax ñàkk kaaraange goog ñoo ngi ko fay dund ay cambriolage gars yi di dajji seen kër yi di fa jëli bagage loolee nag tax ñu di ko jooyo ko jébaane ñàkkum courant ga am ci boobule diwaan it ña ngi koy ñaawlu askan woowu tëgg seen gémmiñ ji yuuxu wàllu ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop. ci ZAC bi nekk ci Thiès booy génn Thiès jaar ci ñaari xàll yi jëm ci yoonu Tivaouane ab quartier bu yaatu kër yu taaroo taaru lañu fi gis fii de ay nit yu nëbbu seeni kalam yor ay ngànnaay ñoo dugg ci quartier bi toj fi kër yu bëri yóbbu seeni koppar am na sax ku ñu ci gaañ. premier tranche agression am na fa bon waaw bon loolu yëpp bon dafa métti am na loo xamante ni. ba pare ñu yóbbu seen alal. waaw mais loolu kay c'est clair. alal bi sax jàmm la mais bakkan yi muy lu gën garaaw muy nga nekk sa njaboot ñu fekk la sa biir kër jéem la fa toroxal sa biir njaboot te nekk traumatisme ci xale yi parce que bu ñu la fekkee sa biir kër def la jëfin yu ñaaw yoo xamante ni sa waa kër di ko seetaan ñoom na ils sont traumatisés yow sa bopp yaa ngi traumatisé loolu daal ñu ngi ñaan yoo xamante ni ñëpp ñu yoo xam ne courant bi ñëw nañ ci taxaw pour courant bi ñëw. li gën a sooke mbir mi nag bokk na ci ñàkkam kaaraange ak ñàkk courant loolee tax kii di Amadou Dieng di ci sàkku nag kilifa yi ngànk bopp dëkk bii di Thiès ñu jàppale leen ci. courant ñëwul woon ñu ngi permettre depuis 2021 juin 2021 la ñu waxoon courant bi dina takk ba tey takkul dama yaakaar ni nag autorité yi son excellence monsieur le président de la République monsieur Macky Sall ak ministre de l'énergie directeur général de la Sénélec ñoom yëguñu lu xew. parce que mun ma comprendre dëkk bi nekk 70 kilomètres de Dakar Thiès. deuxième ville après la capitale nga ñëw fii ñu ne ZAC bi mu toll amul courant loolu mën nga comprendre. askan wi yeewoo fii ci ZAC bi ñoom nee nañ na ci préfet bi wax ak maire commune bu Thiès Nord ak maire ville bi nga xamante ne nee nañ sax agsi na fi ba gis nag mbir mi waaye nag nee nañ ci àddu balaa làmbaaye ñaaw. Cheikh Anta Diop dañuy dellu si Ndakaaru dem ci hôpital principal bu Ndakaaru xooli fa weneen xeetu pajin woo xam ne ña ngi ko fay def ay fana ngi mu di li ñuy woowee radiologie interventionnelle di loo xamante ne ji mbirum opération chirurgicale la ñuy def te du soxla kon ñu yegg ak nit ki fenn fi ba bu jugee ci opération ba am lu ko ca mën a toppee loolee kon la xeetu paj moomee di moytul way aji wopp ji moo di lan ak nu ñu koy doxalee demoon nañ foofee ci hôpital principal bu Ndakaaru leerali Marcel Farba Maroun. opéré nit te doo ubbi yaram gi mën naa ne ci réewu Sénégal fii ci centre angiographie polyvalente et rythmologie interventionnelle bu hôpital principal bu Dakar ñi fiy liggéey daal ñuy may ñu fekkee li ñuy tuddee radiologie interventionnelle malade bi benn soxna la bu amee li ñuy tuddee fibrome utérin. traitement bi nag particularité mooy non seulement kenn du lu ubbi mais duñ dindil kenn sa butitu njurukaay parce que fibrome yi dañoo soxla deret pour màgg ñun sidit yi nga xamante ni boo xoolee machine bi donc sidit yi nga xamante ni ñoom ñooy dundal fibrome bi yooyu la ñuy fatt buñ ko fattee fibrome bi dootul amati lu ko dundal donc day seey ndànk progressivement et vraiment traitement la boo xamante ni dina permettre jigéen ñu bëri ñu bañ leen opérer wala ñu bañ a dindi seen butitu njurukaay. gannaaw exemple fibrome utérin bile technologie day lijjanti yeneen i lésion. li ñu naan accident vasculaire cérébral xam ci jóor gi lay nekk wala jigéen ñi am doom ba pare di continuer di tuur dara beneen bi ci des am na jàngoro ju tubaab naan adénome de prostate te wala fii di ko woowee prostate ab cër la feebaru cër bi mooy adénome de prostate ñu commencé opérer ñëpp xam nañ li mu leen di wàññi ci toog hôpital lu yàgg di tuur deret ba pare mën nga cee jëlee maanaam doo mën a téye sam saw wala sam sëy sa mën a sëy wàññeeku loolu tam léegi mën nañ koo dindi ci pexe mi ma wax te li ma wax lépp du la ci fekk res bi itam am na ci jàngoro ji bu la ci dalee mën nañ ko faj. ba jeudi 24 mars 2022 ñetti patient jot nañ a jaar ci radiologie interventionnelle mu di benn technologie bu musul woon am Sénégal ak sax xëy na ci sous-région bi. des ba léegi ci wàllu paj mi waaye ci weneen anam diwaanu Njàmbur mu di Louga fédération gi jaboote syndicat gi ëmb ñuy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram seeni ñaxtu ki xultu la ñu becc ba tax ñu ne li ko tàmbalee fanweeri fan ci weeru mars daañu amal gerew ñetti fan la leen metti ba tax ñu bëgg a gerew bokk na ci mbirum régime indemnitaire wala boog système rémunération ak ay arriéré yoo xamante ne ji nee nañu ci jamono yu woppi Covid 19 ji lañ ko warla woon ak ñoom ba léegi te dara jotuñu ko lii la ñu bëgg ñu lijjanti leen ko ba tax ñu bëgg a sóobu ci defante mu
di grève Babacar Diédhiou mooy président bu boobile fédération ñu déglu kook Thierno Fall. dootu ñu nangu am na loo xam ne luy xew ci santé ñu koy bàyyi mu jàll mais léegi dañoo jël moo tax ñu créé fédération bi pour xeex loolu dafa war a deñ fii ak yeneen ak suñu payor boo xam ne mooy salaire yi baaxul loolu yëpp dañ koy xeex ba question yooyu tant que réglé ñu ko duñu bàyyi gars yi dig nañu ci ay logement depuis 2014 mais wax naa la ko fii ma ne la ñaata agence de santé ñoo dem retraité amuñu kër ñaata ñoo fi dem feebar yóbbu leen ñaata ñoo fi stressé ba dee mais kenn mënu ko compter. donc loolu question yi ma la wax fii plateforme ñoom yor nañ ko tant que réglé wuñu ko grève bi duñ ko arrêté rétention des données bi dañ koy continuer semaine prochaine sax dañuy grève parce que am nañu le 30 31 ak le 1er dañuy dem grève. xeex bi day continuer. On va continuer la lutte jusqu'au bout. ay diiwaan a ngi yoo xam ne ñàkkum ndox dalee na sonal lu ci mel ne commune bu Mbaam bu Tuubaatul Nioro Alassane Tall wala bu Xombal loolee nag pexe nga cay waaj a juddoo ci forum mondial de l'eau bu ñu fi amal fas nañu yéene boole doole ji seeti pexe wut ay jumtuwaay yooyu danañ fexe ba ndox yegg ci ñoom ci plateforme boobu ñu ngi ko dippee baaw naan Habib Faye Thierno Laurent Mendy reportage. ndaje yi bëri na lool fii ci diwaanu Diamniadio rawatina itam ci juróom-ñeenteel bi yoon bu forum mondial bi ñu jagleel wàllum ndox ku ci nekk yaa ngi xool ana nan ngay dugalanteeg nooy génnalante ngir am ay saafara ci saw jàngoro ak wàllub ndox bokk na ci itam plateforme bi di baawu naan boole ñeent ci ay gox yi nekk fii ci biir Sénégal ñoom ñooñee ñëpp la leen boole ñàkkub ndox gi lëmbe ci seen gox yooyu. jafe-jafe ndox si suñu gox yi nga xamante ne mooy Tubaatul mooy Xombol mooy Mbam mooy Nioro Alassane Tall mooy problème yi commune Mbam yëpp parce que commune Sénégal plutôt mun na tax suñu jafe-jafe ndox saafarawu ndax forum mondial de l'eau ay jeetaay la boo xamante ne partenaires yi fi lañu nekk ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc nañ ci ndox ñi nga xam ne seen bëgg-bëgg am nañ ko aussi si ndox fi lañu dajee fi lañ koy waxtaanee pour mun a permettre population yi seen jafe-jafe réglé wu. de l'État pour xool naka la ñuy def pour régler suñu problème mu ndox parce que damay faral di wax naan Xombol dafa toog ci ndox mais du ci naan ndax benn forage moo fa nekk benn château d'eau moo fa nekk di alimenter population bi te population bi yokku na dëkk bi aussi yokku na ba kii boobu mënatul alimenter nit ñi ndox correctement. ñu bëri ci ay kuréel ñëw ngir am fi ay partenaires. proposer lépp lu jëm aussi ci assainissement proposer ci lépp lu jëm ci sécurité waaye forum bi daal li ci nit mën a jàpp daal mooy ne que ñun dañu fi ñëw ci li nga xamante ne nii mooy suñu xam-xam mooy suñu xarañteef ci wàllu ndox di jëm ci wàllu analyse. seen dik mbébét bëri lool te yaatu ñoom ñu ne ibbeeku nañ. requête boobu OFOR nee na am nañ requête de financement bu 9 milliards donc jàpp nañ que financement boobu bu ñu ko amee tey jafe-jafe problème Foundiougne problème mu Soum ak problème Mbom dina réglé wu parce que. yokk suñu xam-xam ñun ak nit ñi xam ñu ci wàll bi ñu nekk surtout ci wàllu ndox pour que bu forum bi passé nga xamante ne ni semaine bii la ñu mën a continuer. koo xamante ne ni yaa ngi fu sori wala yaa ngi bitim réew yor xam-xamu ndox ñun dinañu la mën a toogal fii. lu weesu fanweeri junnik doomi aadama jóge nañ ci àdduna wërngal këpp ñëw fii ci Diamniadio ci juróom-ñeenteelu forum mondial ci wàllub ndox ku ci nekk yàkkamte woon nga li le mën a am ba say jafe-jafe gën a fës waaye itam ay saafara mën cee feeñ. kuréel gi taxaw ngir njàng mu tege ci yoon di COSYDEP programme bi mu dippee EDUCO ma ngay waaj a amal ñaareelu làcc bi mu di programme boo xamante ne ji mbirum éducation émancipative la ñu ko jegleel fexe ba ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo cay yëngu ñu gën leen a tàggat ba ñu mën a kon gën a mën a bokk ci askan wi ci doxalin wi gën Abdou Diaw la ñuy déglu mooy chargé programme ci biir COSYDEP Alassane Ba la ci dénk kàddu yi leeral. programme la boo xam ne maanaam njëriñam mooy dafay gën a yokk xarañte coalition nationale yi dañu ne COSYDEP ak coalition Burkina Faso ak coalition bu Bénin voilà ba loolu yëpp rek coordonné par ANCFA xam nga ANCFA moom c'est la coalition africaine régionale waaw moom mooy coordonné yeneen coalition yi donc ñoom ñoo am partenariat bi ak EDUCO ak la coopération basque defoon nañ benn première phase léegi nag bi ñu génnee ci loolu nag léegi tey nag ñu ngi dugg ci beneen phase 2 mais phase 2 bi dañu ko jagleel li ñuy wax éducation émancipatrice dañuy wax parce que éducation mooy yar mooy jàngale mooy defar nit ki mooy defar nit jàngal nit yar ko yee ko
noonu lañ def mën a jàngal citoyen boo xam ne day libre day libéré wu ci éducation situation boo xam ne day am esprit li ñuy wax esprit critique maanaam du jël rek lu ñëw rek mu ne noonu la lu mu jot jël waaw dafay saytu ba pare tam mën a xarañ boo xam ne dina ko mën a am may mu nekk muy créer muy créer muy inventé di créer voilà bu koy def nag léegi day mën a nekk nag véritable. waxtaane wàllu littérature ni ñu ko baaxoo ak rubrique bi di les bonnes feuilles de la rédaction tey Ibou Diouf daf ñuy xamale ak livre bopp soxna si di Aïssatou Diallo moo ko bind livre baa ngi tudd les labyrinthes de mon cœur Ibou Diouf. muy ab téere boo xamante ne may na bindkat bi mu ñëwaat mu samp ab laaj beneen xeetu gis-gis ci li ko wër moo xam lu neex la wala lu safaanu ci téere bi muy duppee les labyrinthes de mon cœur. lu tax ma tànn loolu sax ngir wan ni daa gis naa samay moroom yu bari dañuy yaakaar ni bu ñu yeggee ci benn stade seen vie bu ñu amee benn échec wala ñaar rek dañuy foog ni mënatuñoo jàll wala mënatuñoo yegg fu ñu jëm alors que le fait que ngay daanu lay wone ni que yow tu es sur le bon chemin ndax kenn jugul rek xëy réussir. ci bile téere nag mu dëxëñ ci ay thèmes yu bari te wuute bu ci nekk mën a may ki nga xamante ne moo koy liir mu voyager am tamit beneen gis-gis ci askan wi wala adduna bi ko wër. moom thème yi ma ci développé moom mooy jot nañu ci développé ay textes de motivation pour ñoo xamante ne duñu bëgg a entreprendre wala bëgg a liggéey ci ay domaines yu melloog écriture wala leneen sax lu mu mën ci doon ak tamit ay thèmes yoo xamante ne c'est de l'amour du désespoir politique maraboutage et tout. Aïssatou Diallo nag dafa gis ne mbooloo lu mën a am la waaye day fekk ku ci nekk dugal sa loxo ci le mbir loolu tamit may na ko mu ñëwaat ci li nga xamante ni gis na ay ñooñam ak i xaritam di ko dund. sama famille bind ma foog ni non c'était juste un jeu mais à la fin ma dem ay ba atteindre à plus de 1,18K. léegi nit ñi di ma naan pourquoi pas ngay génnee livre ma ne ça me tente aussi. téeram bi mu duppee les labyrinthes de mon cœur may na Aïssatou Diallo mu desandi ci li nga xamante ne daanaka ci lay yëngu saa su nekk mu coaching en motivation bu weesoon nag li nga xamante ne di ci yëngu muy poésie scénariste wala sax chroniqueuse. réewum Mali ak péex ak nokkiwaat goo xam ne def nañu ko cour de justice UEMOA moo santaane tey jii ci alxames ji ñu suspendre sanction di daan ci wàllu comme sanction économique yi nga xam ne ci weeru janvier la ko conférence chef d'état yu gouvernement UEMOA daa di jëloon mu di loo xamante ne ji dana mën a may kon relation yi ca Mali ak yeneen réew yi ko séq relation ba gën a mën a tegee ci yoon fàttali ne kii di colonel Assimi Goïta moom invité nañu ko ci sommet extraordinaire bi waa CEDEAO war a amal suba ci ajuma ji ci Accra Ibrahima Kane ci leeral yu gën a yaatu. ci jamono yi CEDEAO di waajal ab sommet extraordinaire jagleel ko Mali ëllëg ca Accra tey ji cour de justice bu UEMOA xamle na ne lépp luy daan ci wàllu koom ñu tegoon ko ci réewum Mali juróom-ñeenti fan ci weeru janvier bi ñu weesu daf koy dakkal cib nëgëniku ci kanamu colonel Assimi Goïta bi bëggoon toogaat ci nguur gi juróomi at yeneen njiitu réewu Afrique soowu jant yi dañoo jëloon ay daan teg ko ci kaw Bamako bokk na ca lépp luy amu réew mi ci banque centrale bi nga xam ne juróom-ñetti réew yi seq UEMOA ñoo ko moom ñu teg ko loxo naka noonu itam ay entreprise publique am gannaaw jafe-jafe yi ak daan yi ñu teg ci kawam réew Mali jëloon ay avocat ngir ñu liggéey ci lu jëm ci annulation mesure yooyu ñaar fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu weesu ci la avocat yi dugaloon ñaari recours ci cour de justice bi waaye tey jii mu mel ne am nañu ndam ndaxte cour de justice bu UEMOA ci ordonnance am xamle na ne requête bi réewu Mali dugaloon dañ koy recevoir ci wàllu forme bi naka noonu mu wax ne bépp daan bu ñu tegoon ci réewu Mali jamono ji dakkal na ko ci néganiku moom colonel Assimi Goïta ñu invité ko ci sommet boobu ñuy war a amal ëllëg ca Accra wante xamle na ne moom me du dem ca réewu Ghana wante jàppandi na ngir wax ak chef d'état africain yi ci visioconférence moom colonel Assimi Goïta leneen lum ca teg mooy donte demul dina yebal ñenn ci ay ministre am ñu ràññee ca Abdoulaye Diop mi yore diplomatie ca Mali. wàllu tàggat yaram ak football segg yi ñuy segg équipe yi ci déndu Afrique bi war a dem ca coupe du monde ba yam ca Qatar Sénégal war cee football ak Égypte suba ci timis lay doon entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé di xam ne daal seen yéene moo di jëlee fa lu nekk ba mu des nul Aliou Cissé ñu teewlu ay kàddoom.
Ça sera pas un match facile. match bi du yomb ndax Égypte équipe bu baax la waaye ñun tamit am nañu ay joueurs yu xarañ te bëgg nañu dem mondial ñu ngi liggéey boobu ba léegi ngir mën a dem ci compétition bu ñu mel groupe bi dañ ko taxawal te sunu groupe bi groupe bu am solo la bu mën a taxaw ci compétition yu ñu mel ñaari match yi nag match yu metti lay doon surtout bu vendredi bi ci Égypte di match bu am solo waaye ak lu mënti xew am na match retour te match boobu dañ ko war a gagné dinañ ci def suñu kéem kàttan wane ci xarañte ba am ci ndam match vendredi bi nag ak lu mënti xew dinañu fexe ngir am résultat bu baax. Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu Sénégal mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h xibaar yi dina dellu siwaat bu boobaa ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm bu suba ak jàmm.